asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm di fàttali ne 2012 ñun ñi nekk APR ak ñu bëri ci seen ñu nekk ci réew mi dañu àndoon tànn président Macky Sall pour mu jiite Sénégal ba mu ko laajaatee 2019 ñu ànd ci joxaat ko beneen mandat. mais loolu yëpp dafa tegu ci président Macky Sall jëf ju ko waa PDS jëfoon ñun ñu naxarlu ko mu nekk premier président boo xam ne benn yoon la nekk candidat ñu fal ko ci benn yoon kon ñun Sénégal desal nañ ko dara li ñu war suñu digganteeg moom def nañ ko soxla na réew mi benn yoon ñu jox ko mu soxlawaat ko ñu joxaat ko ñun li ñuy xaar ci moom te gëm na ñun looloo taxoon ñu ànd mooy tegu ci yoon wi mooy teg Sénégal ci jàmm mooy jox ñi ñu cër ku ci nekk nga ànd ak moom ci xalaat nga ñàkk ànd ak moom ci xalaat ñu jox ko cër loolu lañu xam. pour ñun deuxième mandat bi dafa war a nekk mandat boo xam ne président dafa war a débarrasser wu ci bépp faucon képp koo xam ne danga koy xeexloo xeex boo xam ne amul benn njëriñ parce que xeexu nit ak nit la te faucon yooyu ñoo créé Ousmane Sonko faucon yooyu ñoo créé Khalifa Sall amul benn njëriñ ça ne nous rapporte rien du tout indiwul benn mbir bu mën a développer le Sénégal kon xeex yooyu du suñu xeex mais yàlla dogal na fi mu nekk nii boo defee analyse nga xool parti bi da ngay ruus da ngay am gàcc parce que le parti la boo xam ne dafa néew ña nga xam ne ñoo waroon am taxawaay yi am cër yi am xam-xam bi mën ko taxawee dafa mel ni dañu leen féete ginnaaw ñu nekk ca ginnaaw naka noonu lañ tànnee député yi ñoo xam ne ils sont incapables de face à Ousmane Sonko à quelqu'un d'autre de faire une réaction digne de son nom te ñun loolu gàcc la ci ñun ku ko waxul ak ku ko wax ci yow gàcc la parti boo xam ne imaginez 2 personnes mën nañu nekk commission de discipline bind une lettre boo xam ne digne de son nom d'un parti de au pouvoir parti boo xam ne boo liiree lettre bi da ngay ruus sax ca lang ca bokkee loolu président daf ci war a jël ay matuwaay parce que réew mi képp koo xam ne yaakaar nga ne yàlla jox na la doole joo xam ne mën nga xeex nit na nga xam ne léegi li ñuy wax ci wàllu citoyenneté li ñuy wax ci wàllu cet li ñuy wax ci wàllu changement de mentalité premier acte fu ñu ko war a poser fu ñu ko war a toggee fu ñu ko war a xalaatee fu ñu ko war a tàmbalee mooy ci ministère de l'éducation nationale mais on a l'impression que on gère des affaires courantes. Ensuite il y a beaucoup de choses sur la transparence président war na xoolaat ñam fay samp ak ña koy xelal ci wàll boobu parce que éducation nationale mën nga fa def ay milliards te du feeñ lan moo tax du feeñ parce que ña nga xam ne ñoo am xam-xam pour mën a doxal éducation nekkuñu fa ña fa nekk ay détails la ñuy gérer te loolu dañ ci war a jël ay matuwaay. beneen mbir bu ñu soxal mooy Tëngéej dafa nekk dëkk boo xam ne Macky Sall lu mu fi soxla ñu jox ko dernière élection présidentielle wane na ko ñu jox ko lu ko kenn joxul mais wax dëgg yàlla Tëngéej gisul seen bopp gisuñu suñu bopp ci lii fi dox ci parti bi te loolu ay président war na si jël ay matuwaay donc ñun li ñu gëm te li ñuy ñaan mooy ñu dox jéego soppar ñi defaraat li nga xam ne mooy parti bi defaraat li nga xamante ne mooy doxalin ci réew mi parce que ñun li ñu bëgg rek moom mooy tey jii que
que président génn bu rafet te loolu ay xeex nit ay combat de personne du tax nga am ko xeex luy développer le Sénégal tànn ñoo xam ne mën nañu doxal réew mi ñu tànn leen bàyyi la ñu doxal réew mi ba pare ànd ak ñoo xam ne mën nañ la xelal lu la yokk ñun loolu lañ gis ñu leen di gërëm di leen sant di leen jégalu bu wax ji amee njuum te nga xam ne si ñun la li ñu bëggoon moom mooy defar kese asalaamaaleykum wa rahmatullah